asalaamaaleykum di leen nuyu sama mbokk yi bon dama gëj a dem live quand même waaw kon ñu xaar gars yi ñëw asalaamaaleykum Souley Saus Ibou nuyu gars yëpp ok waaw tey moom Béy di Sarr salaamaaleykum waaw koor kaaj salaam Souley waaw antana comme ça gars yi bismillah Cheikh Ousmane namu naa la you know antana gars yi egsi waaw xam naa nag bon ñu bëri quand même bon déjà maa ngi leen nuyu d'abord di nuyu ñëpp ku nekk si turam ak santam di leen wax ni vraiment namoon naa leen maître Bamba maa ngi lay nuyu vraiment namoon naa ñëpp bon boo leen gisee nag sama absence temps yi mu amoon absence ci ma xawoon démarqué wu tuuti ci réseaux sociaux yi bon gis ngeen ñëpp ngeen witness benn instant affaire yi xawoon na jaxasoo tuuti bon par rapport ak li taxoon na jóg combat bi maanaam li ñu daan def musique après ñu bàyyi musique bon ba tey li ñu taxoon na jóg dugal ñu ci musique doon di xeex pour askan wi bon musique bi dem mais li ñu taxoon jóg nekk fi ba léegi problème yi nekk fi ba léegi donc Tafsir nuyu naa la di problème yi nekk ba léegi donc amin ñu jël rek support vidéo yeeg yooyu si jël benn support pour jàllale message yi parce que dara changé wul bi ñu ñëwee ba ci biir nag affaire yi jaxasoo bon il fallait ñu jël recul le temps poussière bi tassé wu tuuti comme ça gars yi xam fa la dëgg bi féeteeg yu demee noonu xam nga tuuma yeeg yooyu xawoon na bëri tuuti mais xam nga yàlla moom li mu wax du deñ nee na surtout anbiya n'est-ce pas nee na fen moom benn destin la am benn destin mooy disparition donc tey ñu jàll si thème tey bi xam naa dama ne pourquoi Sonko teg point d'interrogation bon dama gis temps yi gars yi quand même y a beaucoup d'attaques yu gars yi jëmale ci Sonko mais question bi may posé ñëpp di ko posé sa bopp mooy est-ce que attaques yi ñu gars yi di attaqué am na pertinence est-ce que pertinent na d'abord moo bi may gën a gis muy génn mooy waa ji salafiste la donc salafiste benn mot bu am iste donc un mot français donc j'ai l'impression que sénégalais yi ñun toujours dañu xool mots yi di définir mots yi selon la vision occidentale du générateur du terme maanaam la vision occidentale du terme maanaam moom mi nga xam moom mooy générer terme yi dafa mel ni par exemple ay Kadhafi terroriste la dictateur la moom mu ñëw créer benn kiyam de démocratie tuddee ko Jamaria ah parce que c'est pas soluble ak ñoom tubaab bi seen vision de la démocratie ñu ne terroriste la ñun ñu topp ci Kadhafi terroriste ba gars yi rey ko c'est la même chose qui revient chaque fois il faut que tubaab bi indi benn terme pour gars yi topp ci di wax way waa ji salafiste la maintenant bu ñu jëlee ñu définir wala terroriste la sax ñu dem ba naan way ñi ay terroriste la ñu salafiste yi nangam bla 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 bon léegi salafisme bu ñu koy définir c'est selon Boko Haram ni mu koy defee la wala Sénégal dafa am ñoom nu ñuy dundee salafisme bu uteeg Nigéria wala bu uteeg Arabie Saoudite Sénégal boo xam ñëpp a bokk ndey ak baay ñëpp a xamante ku nekk am nga benn cousin murit wala jabaru Tidiane wala jabaru Laayeen jabaru Sufi bu nekk am nga kii yu ahlu sunna bu nekk ahlu sunna la bokk donc ñun ak chrétiens yi même chose suñu mbokk chrétiens yi ku nekk sa kër am na donc Sénégal loolu mooy spécificité wu Sénégal donc pourquoi bu ñuy définir terme yi duñ ko définir par rapport ak ñun suñuy réalité par rapport ak biir Sénégal am nañ suñuy réalité am nañ suñu réalité yoo xam ne dafa uuteeg réalité ngeew bi nga xam ne tubaab bi nga xam ñun moom la ñu topp ci lépp n'est-ce pas léegi bu ñu définir terme bi
terroriste ban terme ban la ñuy njëkk gis mooy benn waay buy semer la terreur quoi terreur ñu ne bon gaayam bi Ousmane Sonko salafiste la bu fi kiyee terreur nangam parce que dañuy ñëw souvent di indi affaire yooyu parce que dañ koy kii au terrorisme dañ koy link ak terrorisme waaye mais terrorisme yàlla moo terreur mais kan mooy mën a semer terreur instant biir Sénégal kan moo par exemple ñëw bañ a jox askan wi li ñu yellool mooy jeunesse bi bañ leen jox lu ñu yellool ba créer ay terroristes ci koñ bu nekk maanaam ay terroristes yoo xam ñun Sénégal agresseur lañ leen tuddee mais koñ booy ñëpp ay agresseurs lañ pare ñu gën a bëri dafa ay agresseurs la dégg naa foo taxaw y a des agresseurs mais c'est des terroristes ils sèment la terreur ci dëkk bi mais kan moo en amont kan moo créé terroristes yooyu mais ñi nga xam ne dañoo jël xaalisu xale yooyu dëkk Caaroy Pikine Géejawaay te jël xañ ko seen papa yi seen parents yi ba seen parents yi bu ñu liggéey jee car rapide la ñuy jël Tali Diallo pour dem liggéey dangar yi 5 heures du matin ba 8 heures bu ñu ñëwee nan la ñuy éduquer seen doom yi dañoo xam sax seen doom yi fan lañ fanaan wala lan lañ def donc ñooñu xale bi màgg ci environnement boobu xale bi ñëw par exemple amul sax terrain bu mu fubalee gars yi jël lépp amuñu sax fu ñu amee ay loisirs xale yi amin kenn faale wu leen quoi comprendre nga xale yooyu ñëw seen subconscient ñu installé ci ay programme yu doy waar ay programme pourri quoi parce que ci loolu lañ màgg seen subconscient yi xam nga li ma la moo leen di contrôler parce que waxoon naa la ko ci vidéo avant subconscient bi programme yi fa nekk mooy contrôler 95% de activité nit ki par rapport ak conscient bi ne contrôle que 5% donc depuis xale yi loolu moo tax Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boog la waa kullu mawludin yuladu alal fitra fa abawaahu yuhawwidaanihi aw majisaanihi aw nasaraanihi aw majisaanihi xam nga il parlait de l'environnement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il parle de loolu lay expliqué xale bi nu muy ñëwee par exemple ay programme yu pourri dugg ci bopp bi mu màgg loolu lan lay gis ba gars yi nañu agressé ji mais kan moo créé agresseur bi mais c'est Macky Sall c'est ñoom ñoo créé agresseurs yi ñoom ñoo créé terroristes yi n'est-ce pas mais Macky Sall taxaw na fi mu ne ñoom ñuy créé Sonko laay wax xam nga ñoom laay wax comprendre nga te dañuy wax ci ñu teg ko ci yoon quoi jëm amul xëccoo amul dañuy wax rek quoi mu leer bon Macky Sall ñëw fi mu taxaw mu ne ku fi andi l'islam bu bees toj leen kaabaam ngeen toj kaabaam mais bi mu kii waa Makka nga xam ne ñoom foofu ay terroristes lañ tamit parce que ñi fay diriger biir Makka ay terroristes lañu mooy famille royale bi bien sûr uteeg peut-être ay ouléma yi fa nekk parce que dëkk boo gis am nañu baax par exemple imagine ñuy juger Sénégal par rapport ak Macky Sall ñu ne bon parce que Macky Sall day déconné wala Ablaye Wade wala kenn ñu ne Sénégalais yëpp ay déconné Sénégalais yëpp baaxuñu mais c'est la même chose Makka mais famille royale bi ay saay-saay lañu c'est clair xool nañu def yéeme nit yi instant bi comprendre nga donc bu fekkee ni dañu juger par rapport ak amin avec loolu mais dafay nekk un problème pour la muy nekk problème mooy Macky Sall bi waa Makka ñëwee bëgg a dal ci waa Yémen du moom moo jël fi suñuy militaires yóbbu leen est-ce que jour boobu wax na ko fi andi l'islam bu bees xaw ma lan mais Makka yooyu ñooñu nooy salafiste yooyu parce que terrorisme bi dañuy wax ne dëgg terrorisme bi gars yi di wax bi uteeg li am Sénégal gis ngeen kii Imam Ndaw terrorisme boobu bi Boko Haram di def bu Al-Qaïda def ñan ñoo nekk derrière mais c'est waa Makka la famille royale la mais c'est ñoom Macky Sall avec leur franc-maçonnerie ak seen club yooyu affaire bi nekkatul affaire de dëkk ay affaire de frontière comme bu njëkk ba Sénégal non léegi affaire de réseau la affaire de lobby la comprendre donc ñoom ñoo créé Boko Haram yooyu donc Macky Sall en tant que marionnette di collaborer ak le marionnettiste mooy ces occidentaux là yi nekk derrière Boko Haram nekk derrière ay Al-Qaïda ak yooyu ak saoudiens yi les zionistes là nekk ak ñooñu noonu moom ñuy collaborer ak ñoom gis ngeen marche kii de kan moo gën a nekk terroriste non kan moo gën a nekk terroriste non moom miy collaborer ak ñoom nañu waxante raay xam nga dalay ñëw encore parce que affaire bi bon en fait dama fàtte wax sax mbir mi 3 groupes laa bëgg wax mooy ñiy attaqué ñoom Cheikh Yérim Seck ñoomin kii Niass la comment il s'appelle encore comment il s'appelle ay Ouza ay père Ouza ñooñu amin ñooñu la ñuy waxal d'abord xam nga dañuy wax ak ñoom mais du kii ay kii personnel mais dañ leen di démontrer seeni contradiction rapidement peut-être résumer ko vite fait kan mooy njëkk a wax par exemple da ngay gis bon Cheikh Yérim Seck bu fekkee ni nee nañu dafa jour boobu dafa doon dimbali Sonko bi mu koy posé naan ko bon man sax mën nga ni gars yi nee nañ kii lañ mais sa jabar bi mu duggee sa jabar yi dañu muuru
foofu affaire dafa dama am problème ci et il était trop inconfortable quoi bi ma koy gisee bi ma ko ni ma ko doon xoolee xam nga li ma la wax bon xaw ma nag peut-être xaw ma ko je sais pas essayé ma ko juger et tout peut-être noonu la mel xaw ma mais ni mu waxee noonu après fin bi dafa ne je suis pas conquis xaw ma lan mais Cheikh Yérim Seck question yooyu nga posé noonu mais pourquoi yow biñ la joxee budget pour nga créer un film un café avec budget bu graaw lan moo tax xalaatoo defar un film boo xam ne dina tax yow doo soxla leeral sénégalais ci yooyu définir ces termes là yi ñu doon wax sànq mais da nga ñëw def benn film boo xam ne qui n'a rien à voir avec nos réalités socioculturelles un film qui reflète rien li xew ci Thiaroye Pikine Guédiawaye Kaolack Thiès nangam absolument pas du tout n'est-ce pas te danga budget bu doy waar nga yoroon donc en amont doo leen def li ngeen war a def après en aval nga ñëw taxaw ne way créer ay kii bon parce que j'ai l'impression que ku nekk tu essayes seulement d'exister quoi c'est damay def tout pour exister xam nga loolu moo si am solo naa ñafe nekk devant la caméra naa fex ñu tàll ma micro bi j'ai cette impression peut-être que dama juum xam nga parce que y a trop de contradictions par exemple Ouza avec tout le respect parce que mag la dañ koy respecter mag la xam nga on connaît pour lui xool rek li muy taxaw wax ne way moi je suis pour l'islam africain pas l'islam arabe là des arabes nangam l'islam du ay affaire arabe wala africain wala xam nga père Ouza loolu il faut ñu wax la ko demal nga xoolaat mbir yi père mag nga depuis temps number one ba léegi temps 1900 war nga dërëm ba léegi yaa ngi fi mais Serigne Touba boobu nga wax nga ne l'islamu Serigne Touba l'islamu El Hadj Malick wax ma benn livre bu fi Serigne Touba wala El Hadj Malick bind ci langue ci pulaar wala wolof wala kii te Serigne Touba mooy xaadimu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam li mu sacrifié ci adunaam 32 ans de sa vie mu sacrifié ko ci ñu koy kii ay prison pour cet islam là noonu la yëkkatee rasulullah sallallahu bàyyi fi ay livres yoo xasida yoo xam ne c'est en arabe c'est ni en français ni en anglais ba pare nii ak ci suñu langue nationale yi donc pour wane ni Sëñ Tuubaa dimension universelle boobu lay wane ay ku mel ni ay Baye Niass mais tey jii par exemple bon yéen peut-être doo leen ko dund mais ñun bu ñu dajeeg fii ay yéen Nigériens yi ay Nigériens mais bu ñu waxtaanee tak automatiquement il te parle de Baye Niass amin bu nekkee ay jullit lañu you know what I'm saying dañ lay indil ay da ngay gis ni Baye Niass géré na waxuñu sax wax ay diine wala dara mais côté africain maanaam unité africaine intégration mais liggéey bu doy waar la liggéey mais ñi mu doon waxal est-ce que ay kii la ñuy làq yeneen ci leneen làq la comprendre seen làq yooyu noonu mais ci biir loolu ñoom ñëpp ci fenn la ñu retrouver mooy la langue arabe bien que am na différence entre arabe yi ak ñun côté culture ak côté yooyu loolu duñ ko ça n'a rien à voir te tamit dama ciy profiter pour souligner gis nga problème yu bëri fii bu amee problème yu bëri bu amee suñu mbokk waa ahlu sunna wal jamaa yi ñu bëri ni ñuy defee daawa bëgg a forcer mais mënoo ñëw nekk Sénégal nga ni da ngay rejeter Sëñ Touba mënul nekk nga ni da ngay rejeter El Hadj Malick saa waay ñun bi ñuy nekkee xale fii ay 79 80 moment yooyu le mouvement Ibadou Rahman soo ko commencé moment boobu noonu donc jamono bi colonisation ñëwee ñoom fédéral bu taxaw après l'envoi des missions après bon bi ñu soxlaa ay nouveaux débouchés envoyer des missions des explorations envoyer ñoom seet fédéral am ñu taxaw résister laa wax nag mais moment boobu ñan la woon est-ce que amoon na benn nit Ibadou Rahman wala lii wala lee bu kii non peut-être nag mën nañ ne dem nañ ba ci biir mbir yi di jaxasoo seytaane di dugg parce que Mame Abdou Aziz Dabakh wax na ko te entre parenthèses kan moo ñëwee taxaw ne Mame Abdou Aziz Dabakh du nitu yàlla du nit ku baax te moom suufi la kan moo ko ñemee taxaw wax you am say parce que tamit taxawaayam ñun li ñu gis la ñuy wax li ñu gis rek la ñuy wax li ma bëgg wax ni yëpp mooy lana Imam al Mahdi bu ñëwee affaire dina leer Imam al Mahdi bu ñëwee mais pour le moment bu leen nangu ñu daan dugal leen ci ay pièges yu di ñu diviser ahlu sunna diviser murid tijaan li ñu boole mooy laa ilaha illallah muhammad rasulullah ci l'espace public bu ñu dajee ci l'espace public nañu jiital laa ilaha illallah muhammad rasulullah boobu ku nekk say croyance personnelle moment bi du timing bi dafa important ban moment la ñuy def affaire yi dafa important ak location bi comme ni ko sama grand Alseydou daan waxee timing ak location instant bi du right timing bi pour yenn yi pourquoi parce que tey ji da ngeen gars yi attaques yi ñuy attaqué Sonko
pour juste pour diviser ñu xoolal taxaw ba naan non Sonko bu nekkee président màggal dootul amati gàmmu dootul amati mais loolu du jaxase sénégalais yi est-ce que du jaxase loolu mais tey ñaata tey ñu gëm ñoo xam ni alxuraan ak sunna la ñu gëm ah moom fa la ñuy yem ñaata tey ñooy jàppale Sonko ñaata tijaan ñooy jàppale Sonko ñaata murit ñooy donc yàlla wane na affaire yi ba pare donc ñoom c'est ay lobby la ñu yor quoi seen i affaire la ñu yor pour abattre Sonko quoi xam nga c'est juste loolu la ay plan la yoo xam ni ñun ñoo war a bañ parce que ñun ñooy peuple bi xam nga léegi loolu ñoom la woon parce que ñi si des saa dama leen tëbal garaaw day gudd donc jarul may dugg ci ñoom Ahmed Khalifa Niass ak yooyu parce que nit ñi xam nañu anyway yàlla moom day wane yëpp quoi xam nga li ko Lord Bex may nga waxee rek dañu war ragal Sonko lan lay fàttali mooy yéen a ngi fàttaliku 1998 ah tey ma mel ni ral joo rek pour tubaab ba buur si nag maa ba jaxu ba ku mënul téye micro bi na ko ba tey ku nekk gàngoor ku nekk xaw ma lan na ko kayit yi waxatee woon ah xam nga doon nu ma sax je sais même xamatuma sax lyrics yi la Sonko rëcc na kaa picc bi firi nay laafam whatever jël leen lyrics yi nga adapté ko vous comprendrez jour boobu bi Rapadio génne 80 gis ni mu bouleversé lépp c'est la même chose parce que avec un message bu objectif un message boo xam ne dafa bouleversé dëkk bi jeunesse bi ñëpp topp ci parce que dañ doon gis seen bopp ci message Sonko tey jii loolu moo am tey jii en 2000 nañu xàmme signes yi quoi nañu xàmme signes yi donc waa peuple bi ñoom laay waxal instant bi yéen sama waa peuple yéen laay jàkkaarloo yéen laa bëgg waxal wallahi man li ma jàpp wallahi laa wax yàlla may nañu benn opportunité andil ñu koo xam ni moom mën na gérer rupture mën na am mu bañ a nekk le chemin qui va mën na am moom mu bañ a nekk la destination mais moom au moins mën nañu am espoir que moom tali bi lay yóbbu si destination bi la man loolu laa gëm parce que du tey quoi rek yàgg étudier waa ji dañ ko yàggee du tey yéen yàgg ngeen dégg you know what I'm saying du tey dañ ko yàggee étudier di xool yeneen gars yi pourquoi tak mu ñëw rek nekk une menace ñëpp di weere mais parce que am na lu fa nekk bu fa dara nekkul woon dañ koy ignorer nañ waxante dëgg bu fa dara nekkul woon dañ koy ignorer comme ni ñu ignorer ñoom Bouga nag gars yi noonu ni ñu leen ignorer gars yi du leen sax attaqué dañ leen bàyyi ñu kii mais pourquoi dañu ñëw ci Sonko di kii noonu ci Sonko c'est parce que y a un problème léegi nag dama leen di yóbbu ci benn aaya ci alxuraan bi yàlla dafa ne suratul Isra le voyage nocturne verset defe naa 36 mu daan wala taxfu maa laysa laka bihi ilm mu ne innal samaa wal basara wal fuaada kullu ulaika kaana anhu mas'uula mu ne bu leen poursuivre ce dont vous n'avez aucune connaissance mu ne parce que lui la vue et le cœur sur tout ça nous serons interrogés dégg leen bu wax li yàlla wax de mu ne pourquoi ma indi leen aaya bi te tax dafa ñëw sama maayen démb quoi mooy dañu toog gars yi wax bu gars yi waxee gars yi ñoom dañuy wax quoi xam nga nga dégg ñu naan waa ji salafiste la ñu indi ay kii yu doy waar après mais est-ce que gis nga est-ce que ñoom li ñu lay wax yow gis nga ko léegi nag bu ñu paree boo ko gisul wala nga gis waree fa sa cœur commencé di la parce que kañ waxante benn affaire y a une différence qalb al qalb de qalb yàlla mooy cœur n'est-ce pas mais fii fuaad la utiliser al fuaad boobu mooy lan mooy aussi c'est le cœur mais ci yàlla am na différence maa kazabal fuaadu maa raa yéen fàttaliku sutul najm mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi mu gisee ay merveilles de son Seigneur lan la yàlla wax l'œil n'a pas menti en ce qu'il a vu parce que dafa gis ay sidratul muntaha gis you know what I'm saying parce que foofu extrême yi la yàlla na nag vous serez interrogé lui la vue et le cœur mais mu utiliser encore le même terme waxul qalb fuaad la wax donc gars yaa ngi déséquilibré gars yaa ngi dugg ci extrême yi ci loo xam ne mën nañu indil problème tey jii imagine yàlla nañu léegi jour jugement dernier ñun ñëpp kenn xamul mën naa dee léegi nii ñu ñëw yàlla nañu Matar lan moo tax man ma indi Sonko mu wax la wax bu jub bu jaar yoon ngew ngay déglu ay ñuy wax ay naan di ko accuser ay fen lan laay wax yàlla non for real lan laay wax affaire dunia bi daf ko jar ah
mais non yàlla foire bi la woon quoi sama cœur moo jeng adrénaline bi la woon bon y a eu poussé da amin cortisol yeeg yooyu xam nga hormones yeeg stress hormones yeeg nangam loolu laay wax yàlla non mais xam ni yaa amin na gars yi te tamit dafa am beneen sax aaya bu nekk ci biir suutul Isra xam nga benn aaya boo xam ne dama ko relevé woon ba ashna aleykum ibadallana dafa ni ok histoire bi nii la demee waa bani Israël dañoo ñëw déglu leen bu baax très important dañu très important par rapport ak nit ñu coloniser pour ñu comprendre par rapport ak esclavage bi ñuy dund par rapport ak yu doy waar yu bëri néocolonisation bi ñuy dund par rapport ak pétrole suñu pétrole bi nga xam ñoom Frank Timis teg ci loxo par rapport ak nit ñuy nootee man aaya bii laay xoole yàlla dafa ni waa bani Israël bi ñu jalgate bon ngay xool l'histoire parce que yàlla dafa kii ñu désobéir yàlla déjà premièrement Moussa ne leen Jéricho lañ waroon dugg ñu xeex ñu ne non yàlla Moussa demal yokk sa yàlla ngeen xeex ñun fii la ñuy toog yàlla punir leen ñuy erré 40 ans ci désert ñu ñëwaat encore biñ leen libéré ñu ñëw ñu tas dëkk bi comme ñun niñ koy defee instant bi Mouride Tidiane Laayeen comme ñoom franc-maçon yeeg yooyu li ñu bëgg ñun ñu def ñu tas ñoom ñu def loolu ñu tas bani Israël comme ni jamonoy Moussa ni ñu defoon fexe ba am 12 tribus tas seen bopp yàlla indi leen ku nekk kenn ku nekk si bani Israël nga am fay naanee noonu lañ defaat ñu tas seen dëkk ñi nekk nord bi tudd Israël sud bi tudd Yahuda ñu divisé wu déjà division boobu yàlla bëgg xam nga léegi nag bi ñu jalgatee mais yàlla envoyé benn buur nag mën ngeen ko vérifier Nabuchodonosor waaw noonu la boy Nabuchodonosor 2 buuru Babylone moom moo doon buuru Babylone Irak moom bi mu ñëwee moom la yàlla di wax mu ne ba'ashna aleykum ibadan lana mooy bi ñu jalgatee mu ne ma yónnee leen contre yéen ay ibadan bi nu mu tudd encore aleykum ibadan lana bi mooy ma yónni contre yéen ay samay serviteur moom yàlla mais la moom jaaxal ci wax ji mooy mais gars yi gëmuñu yàlla ñoom dañu ay yeneen ay yàlla la ñu gëm relevé woon naa sax ñoom waa Babylone jamono yi seen benn yàlla la ñu gëmoon dama fàtt turam mais d'après sa recherche yi ma def ay les yàlla la ñu ay dieu la ñu kii au pluriel maanaam ay idolâtre la ñu woon léegi yàlla ne ay serviteur am mais nu mën na demee yàlla ñu ko gëmul ba pare léegi yàlla mais yónni leen pour ñu détruire ñoo xam dañ ko gëm mais y a de quoi se poser des questions pourquoi ñun ñu nekk jullit ba pare mais en même temps waaw Babacar Diop merci waay Nabuchodonosor waaw bala xam nga Nabuchodonosor en arabe laa koy gën a kii ko xam nga donc lu tax ay yéefar ñëw mais imposer ñu li ñu amin colonisation beeg yooyu ñun ñu nekk jullit ñun ñoo naan laa ilaaha illallaah Muhammad rasulullah ñun ñooy jullit ñun ñooy kii mais pourquoi yéefar yi jóge fële dominé ñu mais kon man li ma jàpp laa wax de mën na am ma juum borom xam-xam yi ñoo ngi Sénégal ñoom ñoo mën a répondre question bi mais man li ma jàpp mooy parce que yàlla daf ñu may ba pare daf ñoo faral ba pare dangaa juddu gis ni diw mooy sa yaay diw mooy sa papa ñoom ñaar ñëpp ay jullit lañu ñoom ñaar ñëpp ay chrétien lañu ñoom ñaar gëm nañu yàlla ba pare nga jaar fa di jalgati yàlla indi punition am loolu dal na ñoom Gengis Khan bi ñu ñëwee ci jullit yi ñun jullit bi ñu amee xilaafa ñoom Gengis Khan ñëw rey jullit plus de 1 million de jullit massacré ñëpp tam bi Gengis Khan jour boobu lan la wax Kologo mooy kiyam bi lan la wax mu ne c'est da ngeen a négliger seen yàlla bi mais dafa ñëw toog ci jumaa bi wax leen loolu donc affaire bi da ngay gis ni yàlla mooy yónnee donc pour dire que lien bi ak Sonko mooy lan yàlla bu ñu indilee nit ku baax ñun il faut ñu reconnaître ñu xeex pour lu baax il faut ñu xeex pour lu baax mën a taxaw il faut ñu xeex pour le bien loolu parce que dañu ciy interroger après dañu ciy poser ay questions léegi nag pourquoi ñu répondre ak question yi pourquoi Sonko bu ma xoolee alxuraan bi damay gis ni déjà am benn jour ma lay ko expliquer alxuraan bi nan lay commencer dafa commencer sutul Baqara mooy lan la vache après vache lan la instinct ak réflexe amul intelligence ngay dem Ali Imran xam nga dem ay sutul Nisa di wàcc ba suura An-Nas après les hommes mais l'homme vache ak homme
lan mooy seen différence mooy kenn ki instinct à réflexe la mais keneen ki lan la mooy l'homme mooy intelligence moom lañ jox intelligence donc on a l'impression que pour ñu xam suñu kii ci dunia bi nan la war a demee mooy il faut nga xam nga jàng baqara ba naas nga xool yàlla ban lettre la yónnee moom moo defar garab bi mu wax la moom exactement moom nga moo la mën a guider ci biir guidance boobu daf ñu jàngal benn mbir mu nañ nan la ñuy tànnee buur nan la ñuy tànnee njiit mu wax ñu ko ci histoire kon Taalut du ma guddal ci histoire Taalut mais dem leen sutul Baqara ngay xool bani Israël lan la ñu wax bi seen yonent bi ñëwee ne leen ñu ne ñoom utal ñu buur ku ñu jiite ñu dem vengé wu ci Amalqaïd ñoom Goliath parce que ñooñu dañ leen dominé woon nangu maal boobu mooy kiiw Moussa yi relique Moussa yi xam Moussa ak Haroun ñu bu ko nanguwaat nangam mais mu ñëw ne leen mais attends mais yàlla dafa ni Taalut moo war a nekk seen kii xam ñoom la lañ tontu mais Taalut mi nga xam ne amul xaalis Taalut mi nga xam ne amul daraja Taalut nangam xam la yàlla tontu yonent bi wax boobu wax ko maa yante ko anil xawaa la rek ñoom ñëpp anyway yonent yi duñu wax sur l'effet de la passion xam li ma la yonent bi ne leen mais moom la yàlla choisir mooy Taalut mais yàlla dafa ni parce que il est fort te am na xam-xam et il est fort man bu ma xoolee Sonko par rapport ak yeneen candidat yi mais damay gis il est jeune dafay ànd ak Pape Alé Niang ndaw ci kanamam ma ne you know what I'm saying mais sax fort bi sax mënuñu wax fort physique la parce que bi duel amee ak Goliath moom jógul xeex dafa ni kan moo mën a xeex ak Goliath mubaaraza bi duel bi boo gagné ma may la sama doom après boo paree ma yow yaa may succédé ci royaume bi effectivement fekk Daouda moo ngi doon traversé moom sàmmkat la woon moo ñëw yor front bi rey Goliath loolu moo indi âge d'or de bani Israël après Daouda ñëw après Souleymane ñëw n'est-ce pas donc yàlla expliqué nañu waa ji mooy xam-xam bi mais ñëpp bu ñuy attaqué Sonko mais ci xam-xam gaañ bi dafa def ne moo xam lépp mais bu ma toogee naan yow da ngaa foog ni yaa xaw yëpp parce que maa ngi bàyyi xel sa xam-xam maa ngi bàyyi xel li ngay wax parce que li ngay wax y a un problème quelque part parce que bu du woo loolu Sénégal xam nañ seen jikko dañ lay négligé gaañ bi de booy jarul perte temps ci ay mbiram mais ñoom ñëpp bu ñu ñëwee di song waa ji yàlla war nañu loolu. deuxièmement pourquoi Sonko man dama gis Sonko mooy ki nga xam ni mais du taxaw naan gaa yëpp depuis 1900 Senghor ba léegi jamonoy Senghor ba léegi boo leen ma falee yeneen fàlle ko phrase boobu boo leen ma falee Sonko mooy ñëw taxaw ne mais di leen invité yéen peuple bi pour ngeen liggéey ensemble pour ngeen liggéeyal seen bopp c'est le seul moom discours boobu la yor discours xam xool ñu dem ci Coran bi ñu dellu ci Coran bi yàlla la def mu tuddee ay saar lan la ko tuddee ñi gën a minuscule ay les abeilles mooy yamb yi mu ñëw tuddee lan saar mooy les fourmis ay ankabut pour wane ne adduna bi dunia bi du dara laay bi dafa mel ni toile d'araignée bi you know what I'm saying mais lan mooy particularité ankabut maanaam astafurlah les fourmis et les abeilles mooy seen nu ma sax seen société la répartition des tâches bi fa am mooy day am ouvrier bi day def lii ren bi def joobam di nen ku nekk mooy y a une bonne répartition des tâches ku nekk am na looy gérer ku nekk kenn du ñëw rek comme ñoom ni ñu koy defee ma wax leen ñoom ni ñu koy defee lu tax ma wax loolu maa dégg Macky Sall mu toog mu ne bi muy nommé Babacar Diagne dafa ñëwoon New York mu ne xoolal Babacar Diagne il est même pas diplomate de profession n'est-ce pas mais xool nu bi donc Babacar Diagne joobam du diplomatie du affaire yoobu mais am na kenn ku fa war a nekk tâcham leneen la Latif Coulibaly mais partage gâteau la est-ce qu'il pourquoi biñ ko nommé kii deful comme Youssouf alayhi salaam Youssouf bi ko kii woowee nu mu tudd sax roi bi faraw na bi mu ko woowee ne ko ñëwal nga nekk sama kii lan la wax dafa ne non bàyyil ma gérer affaire impôt yi kii yooyu noonu mooy nu mu tudd encore ma gérer kii dëkk bi quoi mooy you know genre xaw ma na laa koy kii ci suñu langage na ma kenn jàppale xam nga li ma la wax pour dire que mën naa ni ban ministère laa ko damay jëm a xalaat en termes de ministère quoi mais l'organisation du travail loolu may c'est ça ok anyway léegi moom mu ne moom loolu lay gérer nañ ko bàyyi mu gérer loolu donc moom moo ngi war pourquoi parce que mook Al Aziz bi mu fa dëkkee bi ñu ko ki ko kii yoon mooy ki ko yaroon kooku la jàngee au moins il a une idée de liggéey bi nu muy demee mais est-ce que pourtant mu jege roi bi mais moo gënoon ëpp avantage
mu nekk conseiller personnel nekk genre comme xaamaan ni mel ci Firawna mais pourtant dafa ne non non bàyyil ma j'ai parce que ci loolu laa mën mais ay Latif Coulibaly moom moo gën a xam ni le 4e pouvoir wala le 5e pouvoir sax laay wax parce que comme ni ñu koy waxee le 4e pouvoir au Sénégal c'est le pouvoir maraboutique loolu mooy njëkk a wane ni déjà dañu war a rompre ak l'Occident ñun mënuñ ñëw di importe ñoom lu ñu wax ñuy xoolee ay kii di nu mu tudd sax démocratie wak ay affaires yooyu selon la vision occidentale de tous ces termes de république démocratie et autres duñu benn ñun ak ñoom duñu benn n'est-ce pas donc Latif dañu ñëw nommé ko mais na nekk fenn rek casé wu quoi di lekk xaalis mais moo gën a xam ni li gën a tardel Sénégal tey jii mooy le 5e pouvoir là ngeen koy woow yéen le 4e pouvoir mooy journalistes yi jox ñu leen ñu lekk jox ñu leen lu naan mais damay gis ni mais Sonko moo ngi invité gars yi ci loolu mooy répartir xoolal benn détail bu ndaw ba mu koy wax ne tayu ko sax peut-être yéen daf leen échappé ñu wax affaire waa da ngaa jël France 2 ay image France 2 nga indi ah y a des contrats mooy ndaw si journaliste boobu mais mu ne non man géré wu ma loolu dafa am ñeneen ñu géré loolu donc tak bu ndaw si nekkoon naan dina ko won ni waaye fii répartition des tâches moo am parce que loolu moo mën développé dëkk mais malheureusement da ngay pas seulement Latif mais ñoom ñëpp partage gâteau la xam nga gars yi amin ku nekk na nga bokk rek quoi na nga bokk rek mais ku nekk fi mu bokk par exemple duñ ko jox liggéey par rapport ak fi mu bokk menuisier bi duñ ko jox kii mais Sonko ci loolu la leen di invité déglu leen discours am bu baax déglu leen discours bi gars yi nañu yërëm suñu bopp dama leen di wax benn affaire il faut ngeen gëm ko xam nga la mooy gëm bi wallahi billahi ñoom Ben Ali ñoo ëppoon doole Macky Sall Moubarak ñoo ëppoon doole mais bi ñëpp génnee bi mu gisee doole peuple dafa daw waa Jeune Afrique dëkk ñu Sénégal de mais bi ñu caricaturé Sëñ Touba ah ñu gis doole bi gars yi déplacement yi ah ñëpp mais dañoo daw loolu mooy yàlla def ci doole peuple il faut gars yi xam ne ku nekk si ñun mooy énergie boobu nga xam kenn mënu ko gérer loolu moo indi groupe bu mel ni Y'en a marre bi muy am doole moo tax ñoom George Soros ils ont très tôt compris parce que ñoom loolu mooy seen job ay Jospin ngeen defa ni ñooñu nga xam ni mooy la élection présidentielle aux États-Unis fii Hillary Clinton day toog ne nu mu tudd encore Trump day toog ne George Soros moo leen di financer nangam mais ce même George Soros là moom moo ñëw doxantu ba Parcelles Assainies pour noonu rek quoi ngeen xam ne am na lu nekk si ginnaaw ngeen xam ni you know what I'm saying xam nañ ne Afrique bés bu yeewoo bés bu jeunesse bi yeewoo wallahi dina am rupture bi nga am kan mooy symboliser rupture boobu instant mais c'est Ousmane Sonko te wallahi billahi bu ma gisoon mu jalgati wala man maa njëkk a taxaw xam ngeen man ni may fonctionner maa njëkk a taxaw ne gars yi affaire bi mais c'est pas du léegi lañ ko commencé suivre bëgguñu sax am relation ak moom bëgguñu sax am parce que il faut ñu wan gars yi que you know what I'm saying suñu bopp la ñuy xeexal quoi Sénégal la ñuy xeexal bëgguñu am relation benn pouvoir parce que toujours ay intermédiaires la ñuy teg pour ñu wax ak gars yi you know what I'm saying juste pour vous dire que on essaye d'être objectif parce que ëllëg la ñuy xalaat ëllëg au moins ñu fexe ñu bañ a rus ñu fexe ñu bañ a bokk ci ñi nga xam ne taxaw nañ ne gars yi lii la kat ah mais gis ngeen waa ji nangam man de li ma gis laa wax li ma gis mooy attaques yi amul dara lu ci pertinent pour terminer il faut gars yi sénégalais yi ñu bàyyi xel ci benn mbir quoi mooy gars yi yàpp nañ ñu torop mais xam ngeen ñaata sénégalais ñoo teg candidature pour poser candidature pour nekk suñu président ñun xam ngeen loolu lan lay signifier mais gën da ngay ñëw par exemple Bougane ah mais pour man yow mais tu n'es pas qualifié pour nekk président mon frère rusee nañ la Youssou nag Youssou maa ngi lay nuyu sa partenaire comprendre nga donc qualifié goo xam nga ndax qualifié woo parce que sa télé da nga am mais appareil doole bu mel ni télévision mais nga ciy wane ay programme yoo xam ne du contribuer ci développement xel yi du comme le développement dara nga ñëwaat bëgg nekk suñu président mais mënul nekk mon frère waxuñu nag mënoo réhabilité wu mais il faut nga réhabilité wu nga jël monnaie bi nga parce que am nga xaalis jël ko nga jox ko Ousmane Sonko boo ko joxee nga ñëw nga kii nga wane ne au moins yow xam nga li ma la wax au fur et à mesure nga jéem a changer de tactique quoi xam nga li ma la wax parce que benn affaire moo am yéen ñëpp boo leen ñëwee ngeen da ngeen nekk ay président bon bëgguma wax terme bi mais gars yu yoo xam ni dañoo doy waar daal nit ñu doy waar ñëw ne nga dégg ay candidats xam nga loolu la lay signifier
nekk président réew mi mooy yow yaay njiitu réew mi dama leen bëgg a wax porter affaire bi quoi yow yaay njiitu réew mi sam papa yaa ko jiital mais man n'importe qui na jiital sam papa sama yaay yaa koy jiital sëñ Muntaxa Mbàkke bu Tuuba xalifa général dekki yow yaay njiitu réew mi ci kanamam Tiwaawan yow yaay seen njiit ci kanamam est-ce que n'importe quel golo rek war na jóge fële ñëw naan da ngay jiitu ñooñu donc affaire bi c'est sérieux c'est trop sérieux pour que ñu bàyyi n'importe qui ku nekk am fitu ñëw taxaw naan day nekk su quand même comment man ñun nag la ñuy yàpp parce que lan la affaire de partage gâteau la affaire de partage de gâteau la damay ñëw def bruit parce que ñaar ñoo ama dañu def bruit pour ça suba dañu yaakaar ni comme ñoom Alla Souleymane Jules Diop la quoi partage gâteau bu amee xam nga te ñooñu ils sont partout ils sont même avec Sonko Macky Sall yi ñoo ngi suñu biir tamit na ils sont partout sëñ bi bonul de sëñ bi bonul sëñ bi ku baax la mais xam nga ñooy problème général yi mooy bëkk néeg bi mooy xaamaan bi mooy kii nekk autour de nit ku baax ki papa bi yu am seen mooy kii rendre compte ah yu am seen ñooñu la ñiy ñëw di joxe ay ñooñu ñooy problème yi ñooñu ñoom ñooy problème yi ils sont avec tout le monde nag moo tax xoolal ay Sonko bàyyil xel yu am seen Ousmane Abdoulaye Baro ko bàyyil xel bu baax yu am seen affaire bi warul nekk partage de gâteau ay après dama jàppale Sonko nangam bu ñu paree xamul def leen ala Karim Xurum Xax système Karim Xurum Xax amul la ngay xalaat ngay wax amul fi jéem a kii mais ay affaire way yooyu amul fi de na xool ñi gën a pertinent ñi nga xam ne mën nañ avancer Sénégal borom xam-xam yi am xam-xam ba pare sawar na jël ñooñu ñu liggéeyal Sénégal boo fi kenn yaakaar ne ay kii boobu récurrence boobu day am nga waxal ma sama ginnaaw non loolu waru fi am parce que ku nekk bu dëkk bi avancé am na sama benn avocat bu ma respecté xaw ma ndax bëgg na ma tudd turam ou non comprendre nga mais ñooñu ñu mel noonu ñoo ngi fi def avant dara ñuy def liggéey bu rëy ñëpp respecté leen ndax seen liggéey ñooñu bëri nañ ci dëkk bëri nañ Sénégal xoolal fii aux États-Unis il y a tellement de Sénégalais en France yoo xam ne ils travaillent dans des secteurs à compétences extrêmement pointues mais lan mooy problème bi mooy bu ñu demee Sénégal ñu découragé leen mais Sonko na jëm xooli ñooñu ku ci xam kenn na nga présenté gars yi mais soldats yi nag mooy gars yi waa Pastef xam nga ñeneen ñi nga xam bëgguñ ñooñu ñooy soldats yi ñoo war a xeex bi taxawal affaire bi dëgg ñëw taxaw Sénégal bu avancé ñëpp avancé pétrole bi wallahi bés bu ñu fexee ba teg suñu loxo def gérer ko nu ñu ko war a gérer wallahi dootuñu soxla ay nekk ay ministre wala dara pour féex coono sax lay mujj a nekk donc bu leen yàqamti bu leen sax jéem a kii non nañu gars yi xeex xam nga après nekk say nekk benn surtout nañu nekk benn peuple nañu nekk benn nañu moytu gars yi surtout ñun ñun jullit yi nañu moytu nit ñuy jaxasee loolu dama siy delluwaat parce que c'est important mooy murit tijaan laayeen ñaseen bu nitu gaaw axlul sunna ku gëm alxuraan ak sunna ñi ñuy woowee salafiste nangam xam nga gars yi ak seen i terme ñoo xam ne benn lenn rek lañ leen di reproché ñu mel ni ñoom Diouf Mamor Mbacke ñu mel ni ñoom Cheikh Jibril mais ñooñu ay alxuraan ak sunna la ñu gëm waa sàkku yiw mais doole mës a gis ñu taxaw di ngat kenn boo waxtaan ak ñoom rek juboo mais dafay am toujours ay kii ñëpp nag booloo nekk benn ñi nga xam ne xamuñu daawa mënuñu daawa nañu bàyyi nit yi ci jàmm ñoom ñooy dem di jaxase ñoom ñoo indi problème yëpp Sonko am ñoom ñoo ko indi ñoom ñëpp parce que ñoom ñooy dem attaqué ay Sëñ Touba attaqué ay El Hadj Malick ñoom ñoo ko indi donc nañ ñu dimbali rek ñu jéem a xool nu ñu développé Sénégal chrétiens yi ci biir ñëpp ci biir surtout suñu mbokk chrétiens yi parce que ñun dañoo bañ ko sàcc ñoom dañoo bañ ko sàcc dañoo bañ njaaloo ñoom dañoo bañ njaaloo dañoo bañ fen ñoom dañoo bañ fen donc lépp loo xam ne mooy doxal Sénégal ñun ñoo ko bokk pourquoi donc muy am problème maxtaa di ma rey na arabalkat sow nañu booloo nekk benn man daal nañu nekk ci ginnaaw Sonko man képp ku ma déggal message boobu daal laay lancé gars yi seen waxu kesew yooyu nag gars yi ngeen ignoré ko quoi ngeen ignoré ko parce que ku ci nekk boo leen analyser bu baax am na ay contradiction yu mu def analyser képp ku taxaw di critiquer Sonko xool leen moom laay fam xool leen quoi ay wala critique yi ci fan la ko teg est-ce que am na respect toujours xool leen loolu képp nag koo xam ne toujours et puis xool leen par rapport ak li muy critiquer tamit pas par rapport ak li mu defoon démb
xam nga par exemple damay gis yenn ñi naan waaye Cheikh Yérim Seck amoon na fi problème nangam fii lañ ko li non loolu ñun suñoo nekk si loolu c'est privé c'est sa vie c'est privé amoo pour indiwaat ko moom ci benn affaire la wax mooy lan mooy affaire dafa poser une question ne kii yow da ngay wax ak moom ci loolu nga yem foofu parce que bu ñu waxee Sonko mooy rupture la ñu bëgg andi ay yàqante der la ay you know what I'm saying ñëw comme ni ñu koy waxee la xawis turu nit ñi yooyu ak Sonko dañoo yaakaar rupture am ak Sonko donc ñun mënuñ ñëw di jàppale Sonko ba pare ñun ñuy defaat loolu mënuñu def loolu parce que moom loolu la wane bi ma neexee gars yi naan waa ji salafisme ma ne alhamdulilah rabbil alamin au moins booy ku gëm alxuraan ak sunna te alxuraan yàlla moom ak sunna moom ku gëm moom vraiment defe naa doo def yenn yi wala waxuma laak nag mu ñëw boole ñëpp nag naan maa ngi ko dégg mu ne bu demee Tiwaawan kii naan sama doom baa ngi xam nga donc ñëpp dëgg xool ko moom ak Cheikh Mahi xool leen ko moom ak Cheikh Mahi xool leen bi mu demee Medina Baye donc bu leen gars yi jaxasee sama gars yi nañu nekk benn ñun dañoo bëgg ñibbi ñun dañoo sonn ci àll bi waaw nañu fexe ñu changer comme ça ñun immigré yi ñu ñibbi dañoo sonn nag jatu n'est-ce pas loolu may nga donc gars yi maa ngi leen di nuyu ma yemale ko fii namoon naa leen nag xam nga Oumar Dia maa ngi leen nuyu donc di leen nuyu yéen ñëpp vraiment